comme ñu ngi koy defee Diamond di leen wax happy Labor Day yéen ñi nga xam ne yéen a ngi yow fii ci États-Unis d'Amérique muy la am solo ma bàyyi grand taxe mu ne ko auditeurs yi dina nekk lu am solo te di wax ne da ngeen mën a bokk ak ñun bu dee am ngeen laaj wala ko bëgg a laaj wala boog rek you sit back and relax and we do the work as we always do grand taxe bismillah. Asalaamaaleykum Alaaji. waaleykum salaam. dafa mel ne am na ko yàkkamti moom. maa ngi nuyu maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu auditeurs yëpp di leen ñaanal jàmm incha allah. amiin yal na yàlla defal ñu jàmm ci bëccëgu dimanche bi. amiin yaa rabbal aalamiin. muy la am solo donc ci 212 219 9695 déjà am na ko woote am laaj bu mu la bëgg a laaj Amanda mbokk mi bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw salaam. man la Mamadou Gaye bon dama doon bëggoon a wax rek ci affaire vaccin yi. Mamadou Gaye depuis fële ci Canada. Montréal bi. ñu ngi lay ziar bisimilah. allo. waaw ñu ngi lay dégg da nga bëgg a laaj dara. grand taxe. non bon je pensais que dañ doon wax dégg nga ci affaire vaccin yi rek bon je savais pas que ni dañoo nekk ci laaj question man laajuma woon fi mu nekk de ma xaaral ba ci kan si la ko. waaw pare nañ ci loolu mais comme ça dugg nga rapidement allez-y dafa am loo bëggoon wax ci wàllu vaccin yi rapidement. oui c'est-à-dire vaccin yi li ma ci bëgg a wax rek mooy que ni sérieusement xalaat lay jël. bon ku taxaw fii naan virus bi amul da ngay nelaw dégg nga mais virus bi am na bel et bien. mais ni ñuy gérer vaccin yi kooku xam nañ ba àdduna yi tukki ñu bëri dinañ ci sceptique parce que ni ñu ko gérer su ngeen ko seet loolu des ci bëri loo xam ne ay controverse la ay dañ cee dugal ay tappale yu bare bon xel nag xalaat rek lay jël xam nga fii ci Canada bi muy affaire yi tollee yëngu dem naa fi rek bëggoon aspirine mais dañu ko retiré ci pharmacie yëpp même chose Sénégal depuis bi ñuy waxee parce que dès le début le docteur Raoul découvrir te pourtant même su ngeen seetee docteur boobu doon gérer kii bi au Sénégal mais ci vaccin bi aspirine bi la wéeru dégg nga docteur Seydi moom ñëpp dégg nga ci hydroxychloroquine bi la ñu wéeru ci la moom bañ na ko daf ko d'accord daf ko wax ouvertement. waaw dégg nga bari na ci affaire yoo xam ni. gaa ñi dañoo orienté nit ñi par force pour bëggoon nit ñi dem ci ay vaccin. non par force grand mënu ci am monsieur Gaye yeneen yi ñu ko mënoon def. ma ne par force mënu ci am. maintenant mun nañ la wax ne am na loo xam ne nii boo ko bëggee foog nga def li may wax comprendre ko mais li may wax mooy que ni mënoon nañoo am yeneen façon traitement yu ñu mënoon a indi yu gën a simple moins coûteux dégg nga te duñu woon dugg sax ci vaccin yi yeeg yooyu yëpp l'aspirine dégg nga li docteur Raoul expliqué woon même dégg nga docteur Seydi expliqué ko. d'accord on a compris. mënul nañ cee régler loolu problème bi soo ko teeree di diagnostiqué. nan ngay toogee naan léegi nit ki soo amee problème demal si kër bul jaxasoo kenn dégg nga boo demee ba mën a too kii nga door di ñëw hôpital mais loo ko proposé entre temps. d'accord te xam nañ ne gis nga un virus un microbe dégg nga une bactérie mi ngi gën a am dégg nga problème tant que su fekkee xamoo moyen de propagation. léegi dama la doon may chance rek pour nga ñëw ceeg ñun vacciné woo nga. non xalaatuma ko sax. merci beaucoup jërëjëf loolu rek lañ bëggoon xam nangul nañ la loolu. voilà merci beaucoup moom xalaatu ko sax grand taxe ñu ngi jégalu il fallait ñëw comme s'il a pris la peine dugg ñëw mayoon ko chance. loolu baax na c'est très bon moom Canada la nekk sama doom baay boobu. Canada la nekk bëri na ci borom nag am na ñoo xam ne nii ba léegi gëmuñu affaire bi. let me just say this much okay. Canada la nekk comme moom. bu dee Québec la nekk moom bu yóbboo mu dem vacciné yu parce que bu demul vacciné wu du dem fenn doo dugg ci restaurant doo dem ci cinéma doo dem fu ci même les transports publics boo vacciné wul doo fa dugg donc doo mbay seetal nooy def mais demal nga seet jéemal nga seet nga ñàkku ji moo gën parce que en fait on a beau nekk ci antenne bi wax ci sa position mais la réalité étatique est une réalité forte boo xam ni you know what unless nga bëgg a dund en séclusion boo bëggee dund dans cette communauté canadienne là en tout cas dans la province du Québec boo yóbboo rek nga dem vacciner bi parce que même bu dee liggéey
am na ci yenn yu nga xam ne doo ko bokk quoi. doo ko am voilà. am na keneen ku nekk ci ligne bi ñu xool ba xam ndax dafa am question bu mu bëgg a laaj balaa ñuy dugg xuus ci waxtaan bi bisimilah mbokk mi. allo mbokk mi bisimilah asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw na nga def. sant yàlla kookan la. alhamdulilah. kookan la question bi may laaj Texe mooy. waaw. mbokk mi transfert bi nga xam ne moom laa transfert. mbokk moomu xaaral waaleykum salaam. mbokk mi xaaral nga baal ñu. ak itam wax ma ñaata weer la Abdoulaye Wade xam ne mbokk mi damaatal. Alaaji. waaw mu ngi lay dégg mu ngi retourné. ñaata weer la Abdoulaye Wade xam ne temps yi man daal li ma xam mooy yaakaar naa ne bu soobee yàlla bi passé boo xamee xaar bi sax baax na. waaw léegi doo ñu baal nga bamtuwaat laaj bi parce que dafa am ku ma yégaloon. waaw ma ne mbokk mi doo jël sa temps nga baal ñu nga laajaat laaj bi. li nga doon laaj doo ko bamtu nga baal ñu. man damay laaj rek transmet bi nga xam yàlla nan na ko transmet bu nekk sax laa koy laaj rek. li nga xalaatam. nan la transmet. allô. Alaaji. Ça ne marche pas là. Je n'ai rien compris ce qu'il avait dit. Ala dam na xëy na bu mu ne woote waat ñu xool ba xam allo mbokk mi. allo salaamaaleykum El Hadj. Miss Africa salut l'Afrique. ñoo ngi lay ziar di delloo ziar sunu. mais balaa ngay ñëw laaj bi. li waa ji doon woote léegi yow xam nga li mu doon wax bu dee xam nga ko nga leeral ñu ko. wala bu dee am na kuy déglu ko xam. non man comprendre ma ci li mu doon wax dara. on n'est pas les seuls dama bañoon rek ñu yaakaar ne man ak grand texel parce que man tam j'avais pas compris. man kay maa ngi naan El Hadj moom dugg nga coono parce que man may sax toog ni comprendre ma li waa ji. kon c'est bon voilà. mbokk moom bu mu nee woote waat jël temps parce que fii ñun amuñu lu ñu ragal wala lu ñuy voilà c'est ça allez-y. effectivement léegi nag man sama laaj. oui ñaar rek la. mooy Abdoulaye Wade sunu maam sunu papa. bi coalition bi formé ñoom Aïda Mbodj ak Sonko ak ñeneen ñëpp kontaan ci. moom ca la fële di commencé ay jaale yu kenn xamul noonu mel ni dafa bëgg a ravir les gens là la vedette. léegi nga xool aussi. tey la xaw ma démb génn ci na di wax affaire par exemple ñu coalition bopp ak affaire yeme noonu. comprendre nga ak nu ñu mën a def pour jaay seeni carte mais yaakaaroon ndax Texe yaakaaroon ne Abdoulaye Wade daf ñoo mere ñu waa Sénégal. ndax nit ñi defoon ba mu jóge fa. léegi nag moom ci jëmi bopp. di ngeen may jël rek tuwaat ma waay ñaari yoon ñetti yoon. yow sëñ bi doo xaar. nga déglu ba ñu jox la parole ngir yàlla moom buggul li nga xam ne sénégalais yi dañ ko def mooy jële ko fi aussi ak ndax ni mu ñu bëggoon imposer Karim Wade. jox leen may la waay ngir yàlla. mu mere ñu aussi du ñu dóor ay coup de poing yoo xam ne ci pet la ñu koy dóor fi mu nekk nii ba moo tax nag même que élection yi sax bu fekkoon am na nu muy demee bu waxoon waa PDS ñu voté rek Macky Sall mën na am problème. léegi nag aussi lii mi ngi bëgg a ñëw man mooy la may jooy toujours maa ngi leen di wax ne xamuñu moom lu mu wax Abdoulaye ak Macky Sall ak doomam lu ñu wax ak Macky Sall. léegi nag ñuy tuur leen dem si bi nekk Abdoulaye Wade la bàyyi boo ñu xool ci moom ndax moom daf ñuy nax wala dafa ànd ak ñun asalaamaaleykum wa rahmatullah. mbokk mi bisimilah mbokk moom du woote bu wootee na wàññi rajoom parce que mënuñu ko dégg wax dëgg yàlla bisimilah ku baax allo waaw. maa wootoon sànq rek man li ma wax mooy man li ma jotul sama bopp mooy dama ne góor gi li mu def transmet laa ko tuddee man transmet ci Macky Sall laa ko tuddee. kan góor gi. waaw loolu la jërëjëf. non sëñ bi li ngay wax da nga koy ñeme da nga koy laaj ñu tontu la da ngaa jàpp ne que ne góor gi dafa bëgg a transmet ci Abdoulaye ci Macky Sall allo. loolu lay amul fi mais nan la fii man fo anyway waa grand kon ñu bàyyi ñaar yi fi jot a dégg gum foog naa ne waaw bàyyi ma jëlaat kii comme ça mu gën a yaatu mbokk mi bisimilah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam waa léegi leer na. El Hadj Ndaw Kounda borom Makka ak Medina. maa ngi lay siyaare. fii la ëppee. sa bàjjen Ami Ndaw ca Sokone nuyu na la. na ko fay nañ ko baax a baax. moo doon sama yaay daara bi ma nekkee ci daara Sëñ Fallu. ndeysaan macha allah. mais bu baax taalibe yëpp fa lañ doon daje mais Ami Ndaw. ndeysaan jërëjëf. léegi man de du ma leen yàggal sax dama laa nam Texe moomu. nam monsieur le ambassadeur sama ambassadeur. salut l'Afrique.
man du sama conseiller sama ambassadeur la monsieur Ndaw. El Hadj Ndanga Ndaw effectivement. El Hadj Ndanga Ndaw dimbale ma waxoon naa ko bu yàgg na ma yónneewaat numéro bi daf maa réer moo ko texe it soxla naa numéro am lool sama gars yi. waaw xam naa dina joxe numéro bi après. texe sa grand na mën a la de. maa ngi lay ziar. ku nekk am na sa grand ma nag texe. bala ma jox la sama bos léegi. waaw joxal sa bos. 513. xaaral 513. 720. 720. 4342. 4342 waa léegi. waaw. waa léegi xanaa am nga ñambaas laaj boo bëgg a laaj grand texe. man damaa dégloogul sax rek ci émission bi ni mu tàmbalee. waaye da nga dugg rek pour nuyoo quoi. waaw damaa dégg tax ko dégg ak yow moom. waaw jërëjëf kontaan nañ am na solo. te Alaaji Ndaw day sama waay te man waxoon naa fi gars yi ci benn rajo ne leen ko na ma woo waaye dégguma ko ba tey te man damaa réeré numéro. danañ ko jox sa numéro grand texe tamit dinaa ko jox sa numéro incha allah. waaw mu woo. jërëjëf kontaan nañ ko nag man mooy sama président de Macky du sama président. yow ku baax nga jërëjëf waaw wax ko merci jërëjëf. waaw di da ngay am fit wute nga kii woote di ñemewul lu muy wax mbokk mi bisimilah. salaamaaleykum. sëñ Amsatou. maa ngi ziare El Hadj di ziare Sëñ Ndiaye. bisimilah. dund gi de seetlu xam naa ne moom du ci wax ndax ñaa ngi nekk faale nii. mais li ma koy laaj mooy mission d'information boobu ak. mission man. mission d'information ci 764 milliards yi. ak comité d'enquête bi commission d'enquête bi. ñoom doon pare seen liggéey ba joxe seen rapport. ba nar a taxawaat beneen budget boo xam ne day tàmbali 2023 jéemaat 2033. même budget dama koy laaj ndax même budget la doon wala dañuy génnewaat ci gafaga ci kaw ndodd Sénégal yi beneen 764 milliards wala beneen 1000 milliards pour xeex mbënd mi loolu laa koy laaj. grand texe dégg nga laaj bi. dégg naa li mu wax de mais xaw ma lan la ci jublu quoi man xaw ma 764 milliards yooyu. grand Amsatou doo gën a leeral laaj bi. parce que maanaam 764 milliards yi. waaw allez directement au but quoi. maanaam fi waaw 764 milliards yi. ci 9 ans yi ñu weesu ci lay yem wala 2023 ba 2033 day soxlaa beneen budget loolu lay laaj. ok grand c'est bon. Alaaji na nga def. waaw baax na bu dee budget annuel la moom ëpp na 764 milliards. parce que budget annuel du Sénégal presque 4000 milliards la léegi. non ci mbënd mi laay wax de. non xam naa ci mbënd mi ok. xaalis bi ñu débloqué pour mbënd mi lay expliqué voilà. grand nag ma jëlaat vraiment kii mu jeexal comme ça moo bàyyi la nga développé. allo oui allez-y ku baax. Alaaji na nga def. sant yàlla métti ñu muñ. ma ne waa jooju di laajte ngeen ne déggul na dafa laajte mu ne ndax Abdoulaye Wade dafa bëgg a def bëgg a dem ci Macky daal. bëgg a dem ci Macky Sall. waaw loolu lay laajte nee na mu ne loolu lay laajte. d'accord leer na. jërëjëf bu baax loolu lay laajte nee na. jërëjëf kontaan nañ ci leeral gi jërëjëf yàlla fay la. waaw grand taxe ma bàyyi la nga développé ci li joto jàllagum le temps gars yi di woote waat ci 212 219 96 95 212 219 9695 bu la amee laaj bisimilah grand taxe. ok bisimilah xam naa ni tabarkal li ñu tàmbalee moom mooy loolu sant na fa mais noonu la suñu borom ba bëggee ay mbiram ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax xanaa ka ñu wax mbokk yi rek nii waxtaan wi nga xam ni dañu koy seq dafa am lu mu tëddee ni mu tëddee mooy bu ñu ñëwee ci kàttanu borom bi li nga xam ni jaaxle na am nañu mu jaaxal boog ñu mën ci waxtaan bu dee am na laaj yu ci war a yëkkatiku ñu yëkkatiku bu ñu koy yëkkati tamit ñu yëkkatiku ci anam bi mu gën a leere anam bi mu gën a gàtte yi tamit ndax parce que tàng bi bëriwul ndax tàngu rajo la dëgg donc di gërëm mbokk yëpp parce que lii dafay wane rek yitte bu nit ñi am ci émission bi yitte bu nit ñi am ci rajo Sunu Afrique te loolu lu am solo la sant yàlla la xam nga dañuy ni lu barkeel rek sonal borom yenn saa yi donc
ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax di ko ñaan tamit nag mu aaral ñu ko aaral ñu ko ba nga xam ni lépp lu ñu ci séentu bëgg ko ci ngir askan suñu borom defal ñu ko ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax naa sama doomu baay xam naa ni moom dinaa jot bu dee mën nañu jokkoo ñu waxtaan parce que ab nga yeen moom yenn yi waru ko wax dëgg yàlla ab nga yeen moom yenn yi waru ko exception am na ci lu nekk damay bañ ñu jàmm ni wala ko exception am na ci lu nekk exception am na ci lu nekk te ku ko sopp laa nag wax dëgg yàlla parce que at mu yàgg naa ko dégg quoi il participe des émissions xam nga nag ñun bañkat lañ mais vaccin bi moom nañ ci góorgóorlu rek parce que en fait yi ci nekk yëpp bëri na waaye bu fekkente ni dañ ni bu ngelaw li bëree da ngay seelu rek waaw ko seelu rek important salut l'Afrique mon jeune frère vraiment di kontaan ci yow en fait kenn ko ci nekk mën nga am lecture ci position président Wade ak position PDS mais li ma bëgg a wax nit ñëpp pour ñu xam ko mooy le 15 octobre laa bindoon Khalifa Sall wax ko ni ko ne jël initiative na waxtaan ak l'opposition na former la coalition de l'opposition am na ñuy wax naan une coalition de l'opposition n'est pas la coalition de l'opposition ñooñu wax nañu dëgg une coalition de l'opposition El Hadj s'il te plaît bu fekkente ni mën nañ ma bàyyi ma wax ba pare allez-y bu fekkee waaw mën nañu xaar quoi parce que lii nii dafay yàq émission bi daf koy yàq franchement nañu leen bàyyi même bu fekkente ni pareeguma bu ñu wootee kenn mënu leen a jël dinañu ootewaat bu dee yitteel na leen mais bu ñu ko dajee nii rek du sotti ci man quoi d'accord donc une coalition de l'opposition n'est pas la coalition de l'opposition loolu wax nañu dëgg li ma mën a wax te xam ko mooy pour parler yi dégg ngeen yéen ñëpp li leen porte parole coalition Yewwi Askan bi wax muy Moussa Tine di sama rak nga xam ni ci ñi nga xam ni tàggat naa leen wala bokk ci sama wet la ñu nekkoon dans le mouvement nawetaan ci la bokk maa ngi fàttaliku ndeysaan su ma mosee taxaw di wax damay ñëw taxaw sama wet bu ma paree rek ñoom ñëpp ñu tàcc yëg ci kaw taabal donc wax na leen ni leen juróom-ñeenti weer la ñu waxtaan la Khalifa Sall ci boppam jël bopp waxtaan wi di waxtaan ak les leaders de l'opposition donc PDS mi ngi woon ci waxtaan yooyu d'ailleurs pour leeral loolu te di leen wan lan moo tax PDS mi ngi woon ci biir waxtaan yooyu te PDS officiel ki nga xam ni mooy porte-parole PDS di Tafsir Thioye moo génn communiqué ci biir communiqué bi mu bind wax ni am na yu nga xam ni ñoom d'accord ñu ci woon te dañoo génne benn déclaration bu nga xam ni dafa am yu nga xam ne ñu ngi ci doon waxtaan te d'accord ñu ci woon loolu mooy wane ni ñoom bokkoon nañ ci waxtaan léegi nag man sama position ak sama analyse ci question bi lii la mooy que PDS àgg na ci dayo bu nga xam ni jàpp na ni mënul nekk ci coalition bu nga xam ne du moom mooy axe central bi moo koy jiite benn ñaareel bi jàpp na ne ba tey dans son histoire que fi nga xam ni dañu fay xëccoo moom mooy décider nañ ñan ñoo fay xëccoo nga nag bu fekkente ni da ngaa màgget te bëri woon xarañ lool bi ngay ndaw da ngay defe ni la nga mënoon ba tey loolu nga mën ngaa tëb mën ngaa mbëkk mën ngaa daw mën ngaa def lu nekk te loolu amatul loolu moo nekk maintenant jàpp ma ni sax ni dans sa globalité PDS mën na am une position de principe ni bokkul ci coalition boobu waaye d'accord wante léegi nañu local ak leneen bokkul di nga gis ñi nga xam ne ñu ngi ci biir coalition bi coalition Yewwi Askan Wi ñu dem ci benn gox di fa investir ña nga xam ne ñoo fa nekk ay kilifa ci benn organisation bu bokk ci coalition bi gisuñu seen bopp ci loolu dem ànd ak Macky Sall
dem ànd ak waa kër Macky Sall wala ñu dem ànd ak waa kër Ablaye Wade waa kër Ablaye Wade noonu la ñu koy defee waa kër Macky Sall noonu la ñu koy defee donc ne vous faites pas d'illusions sur li am importance dans cette démarche li am importance dëgg njaay mooy ñi nga xam ne nag wax dëgg yàlla natt nañ leen dem nañ ci élection xam nañ ni ñu toll ñooñu daje nañu ñu ci bëri ci ñoom daje nañu ñeneen ñi nga xam ne dañoo nekk ci opposition bi tey di contester maanaam bokkuñu ci coalition Yewwi Askan Wi am nañu droit am nañu liberté def seen coalition du dëgg bu ñu defee seen coalition yi tamit ñoom nañu xam yan conséquences moom moo ci mën a nekk pour ñoom parce que nag jiite mbooloo am gëdd am daraja bokkul ak am naa mbooloo am mbooloo ci élection la ñu koy natte ay tur xam nañ leen ci ñi bokk ci opposition bi ñu bokkul foofu Abdoul Mbaye Thierno Alassane Sall Mamadou Lamine Diallo et cetera am nañu tur dëgg la mais ñun élection la ñu dem fu ñuy natte fu ñuy tomb wute ay baat te wut baat yooyu dafa ci am solo ñu bañ a focaliser suñu bopp ci tur yi focaliser suñu bopp ci tur yi mën na tax li ñu bëgg pour gouvernance locale bi ñu teg ci loxo balaa dara di xew loolu mooy objectif bi su fekkente ni la coalition Yewwi Askan Wi te ñi ko seq fi mu nekk ni kenn ku ci nekk nag ñi ngeen ciy dégg noonu kenn ku ci nekk natt nañ la natt nga sa bopp au niveau national ba ñu xam fan nga toll muy Pastef di taxawu Dakar di ànd saxal liggéey di PUR di maanaam waxoon naa leen ci émission bële passé ni leen coalition 300 partis loolu kenn mënu ko régler ci ñëpp ñooy toog déedéet mënul nekk dafa am ñu nga xam ni ñooy doon jën yi boo déggee ñu naan jën yi mooy liy téye néegu ñax jën yooyu taxaw nañu ñi nga xam ni nag ñoo war a dem def nekk tappaat bi mais ñooñu nañu ñëw rek nekk tappaat bi mais jën yi taxaw na ba pare et je pense que pour Abdoulaye Wade li ko yitteel dëgg mooy la survie du PDS quoi nañu ko waxante li ko yitteel dëgg loolu la quoi et survie du PDS boobu dafa dépendre ci nag moom mu xam naka lay def ba jàppale leen parce que loolu rek la leen mënal fi mu nekk ni jàppale leen mais boo dee xool dans tout le Sénégal dans les élections locales waxaguma diaspora bi ñetti place laa jàpp ni bu PDS demalee bopp mën na ko gagné bëgguma ko wax fii ci rajo bi parce que damay bañ ngaa ñi kii mais ñetti leader laa xam ni bu ñu demee ci seen mairie mën nañoo gañewaat seen mairie ñetti kese leneen li ci des yëpp ay négocier la war a doon pour ñoom te négocier yooyu foog nga am ñoo àndal ñi ngay àndal nag ça va se déterminer sur le terrain et je pense que li may wax rek waa coalition Yewwi Askan Wi mooy que nañu gën a yaatal nañu gën a continuer di dox parce que déterminer nañu déjà une plateforme commune bu nga xam ni loolu Sénégal yëpp mën nañ cee ànd donc ci loolu laay wax ci kii bi Abdoulaye Wade kii doon laaj ndax dafa bëgg a transhumer dem ci Macky Sall Abdoulaye Wade mënul transhumer di dem ci Macky Sall mënul nekk quoi loolu en fait li ma xam rek te xam ko mooy élection locale la xam na élection locale naka lay demee PDS parti bu mag a mag la parti bu légendaire la boo xam ni am na ay difficulté te wax dëgg yàlla nag daraja la xam nga boo demee ba am daraja ak loo ñàkk dépense bugguloo sa gaañi xam ko quoi wax dëgg yàlla loolu mooy wax ji et donc nañ leen bàyyi rek ñu seet ba xam dans le futur proche naka lay mbir yooyu di évoluer ñi nga xam ne ñooy tëb di dali tamit nekk ay nit yu nga xam ni am nañu tout c'est vrai am nañu daraja mais du loolu la ñuy wut loolu du élection mooy ñaata nit nga am
loolu mooy élection loo am tour am rajo am télé am leneen am journal loolu taxul ñu naan élection li tax ñu naan élection mooy ñaata nit nga am PDS nag am na ay nit ñooñu ay sénégalais lañu ils sont partie du peuple sénégalais bu ñu demee ba war a joxe seeni baat te gox ya ñu dëkk lu ñuy bokk PDS dinañ seet kan moom leen mën a génn ci ab situation même su fekkente ni ci waa kër Macky Sall la bokk wala même su fekkente ni ci waa kër Sonko la bokk wala ci waa kër Khalifa Sall la bokk mais nit ñi kenn moomu leen kenn ku ci nekk fa nga dëkk sa responsabilité la nga xam naka ngay taxawee bu fekkente ni ñi nga dëkkal kenn ku ci nekk xool nga ko seetlu nga ko mu ñëw taxaw ni bëgg naa nga jox ma defaral la mais boo da nga koy jox doo seet ndegam yow PDS nga bokk wala feneen nga bokk donc loolu laa mënoon wax maintenant quant à mon frère Amsatou Lam 764 milliards ci inondation moom Macky Sall bi avant ñu koy fal la commencé woon di wax ci inondation avant ñu koy fal la commencé woon di dugal xaalis ci inondation avant ñu koy fal alors neewoon na fi régler na la question des inondations def nañ ci xaalis bu bëri moom kay li mu war a def mooy auditer depuis 2012 les milliards yi nga xam ni dugal na ko ci biir inondation te wax dëgg yàlla nag def na ci xaalis ante xaalis boobu dafa naax saay fan la jaar kan lañu ko jox naka lañu ko defee c'est ça la question de la gouvernance de Macky Sall du auditer dara wala bu auditer yi tamit buñ ne ko nangam bii la kii moo ko def sàcc na alal bi mu yokkal ko gara et donc man bu fekkente ni loolu la je ne awma réponse ci loolu ci 774 milliards xaw ma 764 milliards def na ci alal judul jeex alal jooju kenn gisu ko jusqu'à présent ñi ngi nekk ci ndox mi et donc war nañu def le point de la situation alors mais li nit ñi doon nit ñi di war a laaj mooy sénégalais yi xëy na sax xamuñu loolu ni Sénégal levé na ay fonds ci UMOA 55 milliards wante Sénégal jot na 250 milliards yu nga xam ni ci droit de tirage spéciaux yi la jóge est-ce que dégg ngeen ñu def ci benn publicité bu dul nga dem conseil des ministres lii ko xam lan mooy droit de tirage spéciaux réew yi nga xam ni ñoo seq àddina bi nekk ci biir FMI dañoo am dañoo def ay tirage spéciaux lu toll ci 34 milliards de dollars Afrique am na ci wàllam suñu réew am na ci wàllam alal jooju ba tey ñoom waxtaanewuñu naka la ñu war a def alal jooju bon def nañu ay pétition de principe wax ni dinañ ko dugal ci santé sociale mais alal ju bëree bëri la dans ce moment bi nga xam ni dañoo war a relancer l'économie mondiale rawatina l'économie de notre pays je pense que donc question yooyu la nit ñi war di bàyyi xel di ko topp di ko laajte di xool alal jooju fan la dugg te ba léegi xëy na peut-être ñiy déglu yeneen programme yi wala ñuy déglu programme bi ñu ci bëree bëri xamuñu loolu lan la donc man yooyu ñoo ma intéresse leneen li ci des yëpp wax dëgg fa yàlla mën naa cee màndu quoi alaaji bu dee am na ñeneen ñu jëlee. waaw ñu jël je pense que am na benn auditeur bu fi nekk mu laajte madame Faye benn bil del soit ak mbokk mi bisimilah. allo. waaw bisimilah. ñu ngi lay déglu bisimilah. ak mbokk mi bisimilah ñu ngi lay dégg allo. mbokk mi doo génn sa mute bi. parce que dégguñu ko. ma ni salaamaaleykum. dégguñu ko. waaleykum salaam ñu ngi lay dégg. allo ak waaw dama ne sama doom baay dégg nga xëy na bis bu ñu waxtaanee dina comprendre parce que man bon du question rek dama bëgg rek contre ay vaccin noonu moo tax may wax man dama am ay antécédents médicaux yoo xam ni. d'accord moo tax man on m'a toujours dit de faire attention. ah d'accord te yàgg ci santé. ok. te yooyu moo tax xam naa bis. ok je comprends loolu mën nañu ko bañ a wax bi doom baay dañuy jokkoo rek. loolu xel nangu na ko jokkoo leen. dinañ jokkoo comme ça naa la expliquer. d'accord mais xam nga benn affaire dafa am aussi ci affaire comme situation politique du Sénégal. waaw nga baal ñu rek doom baay nga poser question bi moo nga baal ñu bu dee question la comme ça gars yaa ngi ci ligne bi. non bonne question par exemple li mu wax rek laa doon dëggal ci ni dégg nga. non waaw ndax dafa def analyse boo xam ne. allez-y ci affaire li mu wax rek dégg nga ci laa doon wax rek que ni
bon ku mel ni Ablaye Wade moom suñu xoolee dëgg-dëgg dégg nga war nañu xam ni suñu xoolee fi mu jaar yëpp li ëpp moom du dugg ci lu mu jiitewul moom li ci ëpp loolu la ñu gën a jàngat ci ay mbir. d'accord bon te donc man dès le début xalaatoon naa ni coalition bi su ci liggéey dégg nga d'ailleurs dafa mel ni ñoom ils vont perdre leur temps que di xalaat ni dañuy ànd ak moom ci coalition man daal loolu laa gëmoon quoi. boole ko ndox mi aussi. ma remarqué ni que ni Sénégal Dakar vraiment suñu nee milliards yi ñu dugal yëpp Dakar dëkk la boo xam ni géeju ko wër fu ne. d'accord géej dëkk bu neex a assainir la woon. d'accord mais dañoo liggéeyul parce que loolu ñu ci wax ni dugal nañ ko ci xaalis. man pour man yaakaar naa ne si c'était bien fait Sénégal yëpp la ñuy wax ni waratuñoo am problème ndox muy taa fenn. merci ndax c'est beaucoup trop d'argent. jërëjëf Dakar dafa neex a defar. jërëjëf mon grand vraiment ndax fépp ndax a ko wër. contribution bi am na solo salaamaaleykum. waaleykum salaam merci beaucoup lu am solo ku baax la bisimilah mbokk mi question booy bëgg a laaj. salaamaaleykum. waaleykum salaam grand Sène. Alpha. Alpha. ça va. waaw dama bëggoon laaj pexe. waaw bon affaire alliance yi. est-ce que parti yu am yoo xam ne bokkuñu benn idéal politique est-ce que mën nañ def benn coalition. waaw d'accord. grand parce que loolu dafa tëj sama bopp trop. merci beaucoup ma jël beneen auditeur mbokk mi bisimilah. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam Adja Rougui. dama bëggoon contribuer rek sama sët Californie. demi frère am. waaw dafa am corona bi mais deful 10 jours mu wér te nee nañ ko mën na liggéey te bu njëkk sax 2 semaines ngay quarantaine wàllu ko sax girlfriend am parce que dafa jëloon 2 vaccins yi donc. liñ ci wax moo di mën nga ko am mais du la sonal comme ngay dem di tëdd ji hôpital te dul hôpital. d'accord te même pas def 10 jours sax danañ ko mën na dem liggéey. macha allah rek laa bëggoon ko. jërëjëf Adja Rougui merci beaucoup. voilà grand taxe balaa ngay ñëw ci tontu bi rek madame Faye bil bi del soit ak mbokk yi. voilà jërëjëf kon grand taxe ma bàyyi la nga ñëw ak laaj bi fi jot Rose. waaw li seen laajte lu am importance te lu mën a am la nag parce que histoire politique bu Sénégal boo ko suivre tuuti rek xam ni loolu mooy réalité bi le mouvement de gauche boo leen ko seetloo ils se sont toujours alliés à Abdoulaye Wade pour déboulonner le PS de Abdou Diouf et de Senghor. Ils se sont toujours alliés. La conquête du pouvoir moo indi loolu. Ça se passe dans les révolutions révolution saa yu amee di nga gis ñu nga xam ni dañoo bokkoon sax ci beneen camp bi ñëw indi seen alal parce que gisatuñu seen bopp ci loolu. Donc les alliances électorales pour la conquête du pouvoir gis ngeen ko moom moo jalonné l'histoire politique du Sénégal. Abdou Diouf ba ñu ko buggee daaneel communistes yi ak ñoom ñoo dajaloo dem sax jëli Ablaye Wade le libéral ni ko kaay nekk suñu candidat du dëgg ça s'est passé en 2012 également c'est l'ensemble du mouvement social kenn xamul kan mooy communiste kan mooy libéral am na ci ñu nga xam ni ils ont été bannis à jamais parce que seen comportement ak yooyu mais quand il s'est agi de conquérir le pouvoir et de dégager un régime les gens se sont alliés. Donc gis naa ay critiques yu bëri ñu naan dafa daan xas système bi bon ñii lii la ñii la leen du loolu moo am importance li am importance mooy tous les Sénégalais aujourd'hui dañoo am ay préoccupations yu nga xam ni yaa xam ibaadu nga wala tijaan nga wala murit nga wala saraxole nga wala njaago nga ñoo bokk benn mal bi nga xam ni moom la ñuy dund mal gouvernance antidémocratie privation des libertés inondation cherté de la vie lépp yokk na ci biir Sénégal te loolu lañ fa jëlee woon Ablaye Wade li ñu fa jëlee woon Ablaye Wade yëpp suñu borom daf ñu ko multiplier par 2 Macky Sall di ñu doxalal loolu je pense que donc les mêmes causes entraînant les mêmes effets les alliances peuvent se faire pour conquérir le pouvoir. Mais cette fois-ci, il faut simplement veiller à ce que li xewoon bañ a xewaat. Et je pense que loolu responsable yi ñi nga xam ne en tout cas ñu ngi ciy wax maa ngi ciy wax ak ñoom man naa waxtaan ak ñoom maa ngi leen di bàyyiloo seen xel ci yu mel noonu te loolu nag mi ma déggee Bougane Gueye Dany di wax signé naa waaye ma ni benn mandat gaa ngi nii de
mandarga bi moom baaxul parce que li mu ñu indil mooy Macky Sall. Je pense que donc les responsables ñi nga xam ne dañuy def politique surtout nekk ndaw war nañoo def attention ci yenn yi et je pense que loolu laa mën a tontu ci laaj boobu quoi bu fekk sama jigéen du gi maa ngi koy nuyu contribution bi am na solo dafay gën a rek renforcer ni vaccin moom ak condition boo mën ci am d'ailleurs ñi am condition la ñu ko gën a recommander pour ñu dem vacciner wu parce que morbidité moom li koy sonal mooy mu am lu ko attaqué te amul lu ko protège et je pense que ñi ma fi gis ñëpp man je suis dans un centre de vaccin boo xam ni centre bu ngand la donc xam naa li xew quoi tous les jours pratiquement tous les jours te demoon naa liggéey tey quoi je pense que y a des gens yi nga xam ne dañ leen indi même ci chaise yëkkati leen pour ñëw ñu vacciner leen waaw parce que dañoo am condition et je pense que donc ñoo ko gën a soxla sax waxtaan la bu nga xam ne xëy na mën naa ci dellu si waat mais amul benn condition médicale bu nga xam ni en tout cas ci li ma gisagum ak li ma xamagum mën na prévenir à ce que nit ki mën a dem jëli vaccin à moins que spécifiquement sa docteur ni la bul ko def voilà te jàppuma loolu quoi jàppuma loolu franchement loolu nag sama sentiment bopp la rek mën naa am du dëgg médicalement mais sama sentiment bopp la acala voilà donc je pense que ne laaj bi ñu Sénégalais yu bëri di laajte mooy coalition bi nga xam ne ni yow askan wi dañuy gis ne couleur yu Pastef moo fa nekk bon amul ñu bëri ñoo xam ne dérangé wu leen. non loolu waa xaaral grand bàyyi ma yeggale nag wala démocratie dafa jeex yow nga bàyyi ñëpp ñu wax man léegi. non jeex non voilà grand bul fàtte ne nag man damay tàng de. maa ngi jégalu. léegi man waxuma sénégalais yi ñoo wax parce que ñi ko ñëpp di laajte laa ko laajte. ñu ne ma mais El Hadj xanaa gisoo couleur waa ji moo nekk ci ginnaaw bon ma ne leen est-ce que du stratégie la ñu ne ma non demeewul noonu c'est-à-dire munoo woo ay nit ba pare. li ñuy bañal Macky Sall jël ko lépp au marron pour ñu gën ko xamee Pastef tam di def loolu donc laaj bi loolu la quoi mooy que ne est-ce que yow yaakaar nga ne ku mel ne PDS looloo tax mu bañ a ñëw wala ñenn ñu mel ne ñoom est-ce que bu dee loolu tamit est-ce que ça vaut la peine loolu est-ce que c'est assez grave que des couleurs war a diviser nit voilà la question. Très bien. Alaaji question bi nga waroon a njëkkee pour ñu xam nga yow da ngaa boo wàccee maanaam ndox du wàcc yoonam. boo laajte woon question bi dès le départ di nga teg waxtaan wi fi nga ko daan teg. waaw mais auditeurs yi dina am njëriñ. ñoom moom affaire bi bu ñu wootee. non mais xoolal nag am nga auditeurs yi dëgg la. sama auditeurs yi nag du ma leen kafe du ma leen rey yow. voilà mais bàyyi ma tontu ci question bi loolu mën nañ ci wax. voilà c'est ça. question bi li ma ciy tontu lii la quoi. oui. lii loolu noonu ñuy wax noonu ay tappale la. ay tappale la caaxaan la parce que finalement mënuloo ni da ngay bëgg a def dara da ngay bëgg a xeex pour jot ci dara. di wax naan ki ma àndal nii moom. baqataam yaa ngi wadd quoi bu dee couleur la ñuy wax couleur kese couleur bu verte boobu bu dee couleur bu verte bi moo tax ñuy wax ñi ko seq te yow sa leader ci boppam ba mu toogee fa ca jataay ba lan la sol du lu verte la sol. parti socialiste couleur bu verte la am Khalifa Sall foofu la jóge nu mu tuddati PUR couleur bu verte la am. l'islam ci boppam couleur bu verte la. effectivement. yaa ngi may dégg. donc man gis nga je pense que ñi nga xam ne ñoom ñoo seqoon di waxtaan pendant juróom-ñeenti weer. fexe ba wax ni ñoom d'accord nañu ci nangam bi. parce que loolu yëpp ngay gis coalition buy dem dafay am emblème dafay am couleur dafay am. te loolu dañu koy waxtaane mais bu dee ñun juróom-ñeent lañu juróom-ñeent yi ñun juróom-ñaar ñi nangu nañu ñaar ñi ni ñoom nanguwuñu
mais nous sommes dans un système démocratique, non? Nous sommes dans un processus démocratique, non? Bu fekkente ni nanguwuloo te yow majorité bi emporté na ko dans ces discussions dans ces concertations mais li nga war a def bu fekkente ni nit nga te maandu nga mais nga ànd ci loolu parce que nag dans ci coalition yëpp ak waxtaan yëpp bu ñu ciy dem amul ni 100% nit ñi d'accord nañu ci lépp. Effectivement. Dañuy d'accord ci lii parce que majorité bi moo dégagé wu ni d'accord nañu ci nangam bii loolu laay wax ni bu dee da nga nekk kilifa di wut réew dafa am yu sew a sew ak yu ñàkk fayda yu nga xam ni warul tax bu fekkee couleur moo war a tax nit ñi mënuñoo xeex pour faj li xew ci biir Sénégal ci xiif ci mar ci ñàkk maanaam ci ñàkk lépp couleur mooy tax ni couleur bi warul mel noonu mooy tax ñu war a ñàkk xeex boobu kiy def loolu matul te buggul Sénégal te buggul mu am changement ci biir réew mi moo tax ma ni la ay tappale la parce que loolu warul tax yaa ngi may dégg donc man fekkeewu ma woon seeni ay discussion xaw ma lan la ñu waxtaane xam naa ni rek dans une coalition dafa am benn méthodologie dafa am benn démarche bu nga xam ni ñi ko seq ñoo koy waxtaane ban d'accord ci ña ko seqoon di ci waxtaan bu fekkente ni mënuñoo d'accord ci lépp la ñuy d'accord majorité bi moo koy dégager képp ku nga xam ne gisoo ci sa bopp nga génn xëy na PDS looloo ko tax a génn sax xëy na PDS looloo ko tax a génn mais loolu bu fekkente ni moo ko tax a génn am na ci droit mais man sama position ci loolu mooy bu dee couleur mooy tax nga génn bon sa liberté la mais bu fekkente ni askan wi moo la tax a jóg la plateforme bi nga xam ne moom la ñu teg pour xeexal ko pour askan wi moom moo tax nga jóg mais loolu mën nga ko muñ parce que nag kenn mënul réere mbir mi PDS couleur yu bëri la am dafa mboq kenn mënu ko réere mbir yaa ngi may dégg bu ñuy dem ci coalition nag dootul doon couleur benn parti dafay doon couleur coalition bi dafay doon symbole coalition bi dafay doon loolu ñi ci d'accord ñoom ñooy ànd ñi ci d'accordul dem seen yoon loolu kañ jàmm ni ñooy jadi leer nañ voilà ñu xool benn auditeur ba xam mbokk mi bismillah asalaamaaleykum waaleykum salaam ku baax waaw alaaji waaye maa ngi leen di nuyu waaye di nuyu alaaji Texe ñu ngi lay fay bu baax ñu ngi lay fay waaw man day li ma bëggoon a laaj Texe mooy waaw xam nga gannaaw nu politicien lañ te itam danoo bëgg a développer sunum réew xëj na ñoo fa nekk sax ñu ngay góorgóorlu waaye ku am xalaat boo xam ne nii xalaat na ne waaw mbokk mi xaaral doo mën a développer sam réew ci amoo ko man damaa jàpp ne nun réewi Afrique surtout Sénégal banque même man damaa jàpp ne ku bëgg a développer Sénégal il faut nga am sa banque bopp am sa xaalisu bopp moom wax nañ ci ba waaye banque daal laa xalaat ne feeg amuñu banque boo xam ne ci banque waa Sénégal jëpp lay doon comme ça ni ko waa fii di defee daal ndax boo gisee itam lu doxal am réew yow boo sañu yóbbu ko sub dëkk lu mel ni ay Bank of America ak banque Chase Manhattan ak yooyu léegi ñun suñ gouvernement yi est-ce que ñoom lu tax ñoom duñ xalaat benn yoon man banque Sénégal daal laa xamut ñun fu naa ne banque waaw ñu mën di prendre suñu xaalis comme ñëpp waaw xalaatuma ne mën na noo développer Sénégal am pétrole lépp te duñ am banque te itam loolu dégg gu ma ñu waxtaane ko moom lu ci sa xalaat Alaaji Texe d'accord jërëjëf ma jëlaat keneen rapidement balaa may am man tam laaj bu ma koy laaj parce qu'il nous reste 10 minutes c'est bëgg naa ko cabaxal sama laaj ku baax bismillah allo salaamaaleykum waaleykum salaam ñu ngi jaar waay waaye fii la pe ku baax bëgg rajo baax a baax jërëjëf kontaan nañ nag Texe mi ngi ci affaire bi mu ngi lay dégg mu ngi lay dégg waaw dama ko grand ñu ngi lay jaar man la Ibou ñu ngi lay delloo jaar Ibrahima Khalilulaay ak ca ñëw léegi li ma doon laaj mooy opposition bi oui pour ñoom actuellement nii ni ma gisee affaire bi ñoom am nañ droit xool ci biir kenn nekk ci ñu jël comme ñoom Khalifa wala ñoom Sonko ñu jël kenn seet ko ne kii dañ koy génne ci opposition bi am dañuy war a def moralement ba gis ci beneen affaire parce que man am naa section bu ma gis ci opposition bi ci kenn koo xam ne ni mu doxalee loolu. ban opposition gëm naa ne ban opposition pour nga gën a clarifier mu gën a leer. opposition bi tekki Sénégalais yi delloo leen àjjana yóbbu leen fañ nekkoon
bi war a ñëw pour delloowaat Sénégalais seen dund. jox leen ndox wax moom laay wax mooy opposition benn opposition femme. ok léegi dama gis ku mel ne Bougane noonu moo gisee vidéo yi ñu ngi di ko partagé ak saaru manqué respect de foofu léegi ma doon wax ne est-ce que ñoom am nañ droit xool ko ne ko léegi bokkutoo ci opposition. laaj la. ok d'accord. waaw waaw. da nga daaneel Ibou daaneel nga. waaw parce que ni ma gisee foofu mu dugg ak ni mu incarné affaire bi parce que comme li nga wax léegi ne ay jën yi wax ngay wolof yu wóor grand ne ay jën ñoo teewu affaire bi. ay jën parce que boo fa gisee waxuma sax ay ñoom. exemple allo. waaw allez-y mbokk yi dafa am keneen ku nekk ci ligne bi sax ñu. Ibou waaw rapidement. présentation Aïda Mbodj rek. doy na ban nga bañ a tuddaat ñeneen ñi. exemple. comprendre. xanaa da ngaa bëgg mu am lu mu la may Ibou. waaw xam na non defal loo def baax na quoi. Ibou yow doo dem quoi. génn nooy na wa. non li ma lay wax lu leer la wóor na yàlla. présentation foofu rek doy na. d'accord léegi nag bi ma gisee moom ci gaan Bougane ñëw foofu na mu fa duggee. ak ni ma gisee muy génne loxo bi di wax gars yi génn leen ñu dem. ngay wax affaire couleur boobu laay laaj. grand texe na ko est-ce que ñoom opposition bi bu ñu xoolee xam ne kii fa mu jëm am Macky Sall la. est-ce que am nañ droit génne ko ci léegi rapidement. d'accord jërëjëf Ibou merci beaucoup. voilà am na benn mbokk bu nekk ci ligne bi mbokk mi moo gàttal laaj bi comme ça ñu mën a avancer rapidement ku baax. waaw man de li ma doon waxaat rek mooy que ni. Dombay opposition bi. nii ñuy def. dégg nga ñoom allo. waaw bisimilah. bon c'est-à-dire actuellement mais inscription yi. man am naa par exemple samay doom yoo xam ne dañoo dem ñu bind seen carte d'identité yooyu dégg nga ni waruñoo wote. te yooyu pourtant opposition bi lii ñuy xeex nii ñoom ñu jéemoon a ñettmaa ci Sall mu def décret il passe tout son temps à faire un décret mais mënoon na def benn affaire bu simple ni képp ku mat a mën a wote te am kayit bu ñu la mën a identifier clairement bindul rek sans ngay toppatoo yeneen. ñu di nga voté. parce que c'est un droit bu ñëpp am droit te fii mu nekk actuellement ñi ngi def lu ne. nit ñaa ngi opposition yaa ngi nekk di wax ay affaire coalition mais Macky Sall il déroule dégg nga fi mu nekk pale yu ñu bëri ñaar nañu duñu wote. c'est de bonne guerre. te primo votant yooyu xale yooyu dégg nga war a wote. wóor na ko ni ñooñu suñu wootee mu daanoo. d'accord dégg nga te ñooñu jën yi nag dama la yëgal ni ren dañoo takku même taw beeg yëpp par exemple à Thiès dañuy vote massivement sama doom yi dañ ne ma mais on leur crée beaucoup trop de problèmes pour ñu mën a enregistrer. dégg nga te yooyu opposition bi loolu la war a taxaw li dégg ngeen tey mag Barthélemy ma nga doon xeex daanaka fële. ndax préfet yeeg yooyu yëpp dañoo nekk bi ci biir affaire yi di bokk ci tappale yi di indil nit ñi problème. loolu nag man yaakaar naa ni ñu ngi divertir dégg nga fi mu nekk opposition bi te seen réel problème mooy affaire inscription yeeg yooyu. merci beaucoup dégg nga salaamaaleykum. waaleykum salaam jërëjëf Dame Bayou Grand Texe dernier auditeur bi rapidement. salaamaaleykum El Hadj maa ngi leen di waat. man duma la xale yi duma leen tuddee primo votant privilège votant la leen tuddee. man ni samay doom am naa même problème ci consulat bi ci naa ci ñëw ci kanam pour inscrire pour ñu am carte d'identité. d'accord. dan naa ci ñëw ci kanam te bis ma ci ñëw dana xam ne lépp dëgg la li may laaj texe maanaam opposition bi fi mu nekk ban opposition moo gën a fort que mbënn mi ak cherté dund gi ak frustration jeunesse bi ñoom lu opposition bi du ndakaru fi mu ne actuellement man li ma gis fi mu nekk opposition bi fi mën a jële waa ji mooy mbënn mi cherté daara yi ak frustration jeunesse bi mooy jeunesse bi gënoon marche ma tudd leen Sénégal tampi ñooñu daal fi mu ne actuellement mooy opposition bi ñu jara faral ñu jële fi waa ji. d'accord merci beaucoup. Grand Texe donc ma bamtu ci ma taftal ci Air Sénégal bi nga xam ne ni yegsi na vraiment gars yi gàttandu ko bëggoon nañ ci am sa jàngat xam naa ne nag du ñàkk ne xam nga nu ñuy def grand bàyyil ma gars yi ma may gars yi ñu savourer tuuti relax parce que moog liggéey béjaan bu ñu changé heure bi su ko defee nga ñëw tojal ñu loolu yëpp dina nekk lu am solo mbokk yi ngeen taxalu rek ñu changé heure bi ñëwaat ak Grand Texe dina nekk lu am solo. Grand Texe laa koy may ndax moom xam naa ne waa New York namm nañ la si jàmm ak salaam moom daal boo bëggee waxtaan mi neex
waaw moom da ngay jaar ci yoon voilà kon nag grand ma bàyyi la ak bagage yi macha allah li fi jotoo ruus waaw macha allah tabarkalla way bi moom neex na ma lool macha allah non man kay xam naa loolu c'est pas pour rien grand bi chaque matin 5 heures du matin muy daw c'est kenn dàqewu ko dafa am lu ko waral neex na ma lool way bi moom neex na ma lool macha allah tabarkalla effectivement alors pour aller rapidement ci li fi jotoo ruus rek mooy sama mbokk mi doon wax ci affaire monnaie bi ak banque bi loolu mooy xolu économie te ñi nga xam ne ñoo nekk ci coalition wu tant que amuñu suñu monnaie bopp tant que amuñu suñu ay institution financière bopp jàpp naa ni suñu dem kanam mën na yéex lool wala du gaaw bokk te loolu wax dëgg yàlla waxuma ko pour dara Ousmane Sonko loolu moo def finalement sa visibilité le combat autour de la monnaie c'est ci benn maanaam son combat autour de la monnaie du dëgg donc loolu lu am solo la mais nañu commencé ci def lu ñu mën li ñu mën ñun nañu ko def xam nga ñun ci diaspora bi la ñu nekk waaw naa leen le projet de la banque d'une banque de la diaspora 1994 lañu ko xaatim foofu noonu ci New York te nag booba ca jamono boobu man maa doon directeur campagne ki nga xam ni moo nekkoon le président Djibril Mbaye dem si yàlla na ko yàlla yërëm donc programme boobu ñu ko bind man ci laa bokk te loolu ma nga ca woon ca digg ba la nekkoon te stratégie bi moo nekkoon ñu jaar d'abord par li ñu tuddee foofu yéen Crédit Union le dossier est là-bas il dort le dossier ficelé ak ndem si yàlla suma rak Serigne Ndiouk professeur Lamine Sagna maanaam ñi liggéey ci dossier boobu dañoo bëri le dossier est déjà ficelé dem leen ci Pape Sène Dramé dina leen ko jox Serigne Ndiouk sëñ Pape nga koy rey maa la wax loolu je pense que li nga xam ni moom la ñu war a def te diaspora bi nekk fer de lance mooy que ñu ni tamit ñu bàyyi tappale bi te jublu ci liggéey bi parce que grand yaa ngi sànni xeer quoi diaspora bi nga wax ci moom non grand ñun dañoo yónnee bay bëgg a dee ñun kay moom ku ñu newul jaaraama rek bañu wala nga leer ñu tappale bi pour muy leer tappale bi mooy ñun ñëpp ñoo xam ni li nga xam ni ñun ñoo ngi ko yore foofu noonu ci suñu ay loxo muy koom waaw ci loxo yeneen i jàmbur lay dem te mënoon na naa def ci suñuy loxo ñu def ci li ñu ci bëgg a def yëpp je suis d'accord loolu moom dëgg la xam ngeen ni Crédit Union foofu ci États-Unis Crédit Union ab communauté moo koy def sénégalais yi nekk waxuma la biir États-Unis mais sénégalais yi nekk New York yëpp bu fekkoonte ni ñoom ñëpp seen i pay check ci banque boobu lay dem ci Crédit Union boobu lay dem bu fekkoonte ni suñu transfert yëpp Crédit Union boobu moo koy def waxuma la defar suñu bopp foofu ci biir dëkk bi wante defar économie Sénégal ci ñun la gën a gaaw ñaata alal ñooy dem ci loxo ay jaamu à l'époque ñun bi ñu évaluer les coûts de transfert waxuma li ñuy yónnee en tant que mais la ñuy fay pour yónnee rek la ñuy fay pour yónnee waaw mais loolu ay millions et des millions de dollars la woon te loolu gën na yokku parce que les coûts sont devenus plus importants et loolu ay doomu Sénégal ñun ñii wax dëgg yàlla ñun suñu génération nous avons fait tout nag wax dëgg yàlla nous avons réfléchi à nous crever les méninges à produire à mettre ça sur la table ay tappalekat nekk foofu di yàq rek donc man je pense que commençons par faire ce que nous pouvons faire xam nga nag booy bale da ngay bale ci sa buntu kër ba pare te yéen am ngeen possibilité loolu nee naa leen tous ces projets là sont en place la chambre de commerce est en place parce que boo bëggee defar économie da ngay am instrument bu koy defar instrument boobu ñun liggéey nañu ko ma ngi foofu tous les dossiers sont sur place l'institution financière qui est dans une forme de crédit union est en place tous les papiers sont en place nit ñi nga xam ni bokkoon nañu ci am nañu dem yàlla yóbbu na leen yàlla yërëm mais am nañu fa des te ña fa des dañoo seeni doom dañ leen a fekk
parce que seeni doom yi jàng finance ñu jàng finance ba wër ko nekk dans les banques les plus importantes di fa liggéey ña nga fa te seeni doom lañu ñooñu bi ñuy judd ñu ci bëri maa leen ngénte am na ci ñu nga xam ne dem naa ba Detroit ngénte ji leen aujourd'hui donc la question pour vous de la diaspora mooy loolu mooy yox-yoxi bi ak caaxaan bi bëri na te ñi ñu koy teg ñëpp mooy ñi nga xam ne ñooy ñëw nekk ci nguur rek di tappale ba tasaare ñu ba yàqal ñu te xamuñu ni ñun bu doon suñu bopp rek ñu tax a jóg ñu dem toogi nag wax dëgg yàlla parce que yàlla suturaal nañu yàlla kenn ku ci nekk suturaal na la parce que nag yeewoo tàllal kenn loxo ni ko may ma dépense au contraire am na ñu bëree bëri ñu nga xam ne seen dépense sax ci yow la aju donc loolu sant yàlla la du dëgg mais defar sa réew nag beneen dimension la bu nga xam ni nit ñi dañ ci war a bàyyi seen xel c'est une dimension individuelle mais c'est une dimension collective où nous avons dans la diaspora les moyens am nañu lépp pour defar suñu réew defaral suñu réew li ñuy teg yëpp ci politiciens yi xëy na sax ñoom ñoo ko def waaye nag ñun ni tamit nañu xool suñu bopp parce que ñun ñii wax dëgg yàlla ñun ni tamit kenn demul ñu def de. mais waaye dafa may ne mais grand texe moom tappale nee na ñëpp ay tappale ay tappalekat lañ loo xam ne lay tappalekat lañ ma ne ko mais parce que ay tappalekat lañ donc lan qu'est-ce que tu veux que je te dise donc message boobu daal. waaw léegi Air Sénégal bi moom li may wax rek mooy nañ ñaan yàlla dëgëral ko. amiin xam nga nag amiin. maa ngi gis Mary Teuw Niane di complainte naan nañu góorgóorlu parce que dañoo tardé 2h30 dama mënuma ko woon ñàkk a tontu. dama bind tontu ko quoi ma ni ko. on faisait la fête gis naa man ci New York ay américain fanaan ci aéroport bi parce que seen vol dafa tardé. gis naa ko man ci New York et j'ai fait bu ma ko waxee nit ñi war nañ ko gëm quoi. aéroport bi yu nekk foofu yee budul bu jëndee xam naa te dem naa fa te gis naa la fay xew du dëgg. maintenant c'est une petite compagnie qui vient de naître suñu joyau la Air Sénégal dañu war a taxaw ak lu mu ñu mënti jaral. ak lu mu ñu mënti jaral. même bu dee dañuy dem aéroport parce que tardé na ñu fanaan ci aéroport. bu mu tax ñu bàyyi ko fa di dem di wuti feneen. dëgg la de. parce que loolu mooy defar un pays loolu mooy defar une nation. il faudrait qu'on fasse les sacrifices nécessaires parce que nag on a vécu pas longtemps. di dem ci yeneen ay airlines ñu fay saaga di ñu fa xas di sàcc suñuy bagage di ñu tardeloo te duñu ni mbuu duñu nu mbaa. léegi bu dee ñun la rek ñu bëgg a commencer indi ay problème kenn ku ci nekk di génne di wax di génne ay kiddi loolu mën naa ñàkk. La compagnie est née par la grâce de Dieu et par la volonté des leaders politiques qui ont fait que compagnie bi judd na. mi ngi ñëw di def Dakar New York Dakar Paris et cetera li mu leen jaral pour que compagnie boobu dund màgg lu mu leen jaral rek def leen ko. bu mu leen maanaam bu leen fa dem mukk am lu leen naqadi tax ngeen weq seen maanaam weq sa doom taxul nga bañ ko. dëgg la mais toog leen fa quoi parce que doom ji lu mu dëng yow war nga ko uuf quoi. au moins sa doom la. war nga ko uuf war nga ko test. xamal ni sa doom la quoi. loolu laay demandé tous les Sénégalais. c'est bien dit. jox leen chance vraiment jox leen chance seen bopp. waxuma ngeen jox chance Air Sénégal de mais jox leen chance seen bopp mooy que fexe leen ba compagnie bii. bu mu mel ne yeneen compagnie yi fi jàll dee. pas du tout vraiment. jàppale leen ko. xale la. management bi mën nañu ko xool loolu yëpp wax naa ko. mais lu ci doxul rek ci management bi grand ba ma ko mënee permettre rek tuuti ma yokk ci sama xalaat. lépp lu ci doxul ci management bi mais dagg sànni. parce que ñoom wax nañ ko mais loolu amul grand taxe ni ma la xamee ak loolu la mun nit ki mun ta waxal wala loo mun a waxal El Hadj Ndaw rajo Sunu Afrique moom suñu ligne bokk mooy dëgg moo ñu fi fekk fa la ñuy bàyyi. kansan luñ la bëgg loolu nekk suñu auditeur boo jéggee boo wàccee yoon ñu ne la sëñ bi ñu ne delul waatal gis ngeen grand taxe ni mu def ak man saa waay arrêtel mais dafu ko parce que
daf ma bañ wala leneen mais le contraire dafa bëgg mu gën a baax buñ ko seetaanee noonu rek mu yomb c'est it's easy like ABC mais suñu problème mooy que ne dañu nekk ci liggéey bi c'est lépp koo xam ne nii mooy ki nar a suuxul compagnie bi ñu nekk di pour nëppal bu ñu wóoree le problème c'est El Hadj Ndaw sunu Afrique Radio mais jël leen ko sànni fale wut keneen mu jàttaak et puis on avance parce que ñaan nañu yàlla tey Air Sénégal di fi ñëw au lieu de 2 vols dans la semaine mu nekk 3 vols et pourquoi pas dem Canada jëli Grand Texe jëli yeneen gars yi mais continuer pourquoi pas on avance loolu rek laa ci bëggoon yokk. voilà leneen li ma ciy wax rek mooy le management opérationnel loolu autorité sénégalaise yi war nañ ci bàyyi xel bu baax. parce que nag sénégalais yi nga xam ni ils sont dans l'aviation am expérience dans le management opérationnel parce que day to day opération nu aviation lu métti la da nga koy xam. boo ko xamul mënoo ci génn. Grand Texe am na ku ci bëgg nga baal ma am na ku ci bëgg a yokk xalaatam ku baax bisimilah. allo. waaw dama bëgg a contribuer ci lu tax la wax rek bala ñu koy sori. affaire crédit union bi. waaw dama kontaan ci muy levé lu toll noonu lu demee noonu. d'accord que ñu ngi ci doon taxaw. d'accord ndax man mi amoon naa crédit union ci Port Authority of New York New Jersey ci World Trade Center ndax sama jëkkër doon liggéey Port Authority. waaw dégg nañu léegi nag ñu ngi Air Sénégal boo paree rek nga bàyyi ñu dem Air Sénégal Adja parce que tamit mënuñu dem en arrière. dinañu wax ci boobu. voilà on avance léegi nag dafa yomboon pour lépp oto. wala jënd kër ak yëpp dafa gaawoon daal. oui. donc loolu lu baax la Air Sénégal bi itam. yàlla na kii baax. yàlla na réussir. amiin Air Afrique amoon na benn problème rek affaire GP yi. affaire billet GP yi ñu doon def dafa demoon ba Paris. waaw ku nekk di am free ticket fii. ak di yóbbu ay bagages. kon ñu bàyyi ci xel yooyu nekkoon na problème. d'accord merci beaucoup Air Afrique. waaw bu ñu paree Grand Texe dinaa leen may chance ci Air Sénégal bi ngeen parce que gis naa ne gars yaa ngi ci bëgg a wax moom jëlaat beneen auditeur ku baax. waaw Alaaji. waaw. benn baat rek laa ciy wax. ci Air Sénégal waaw ñëwal. waaw mooy xam nga liggéey bi ñi ngi ko dénk mën nañ ko. waaw. même Macky Sall itam mi ngi liggéey. Macky Sall mi ngi liggéey waaye problème bi mooy. ñi mi liggéeyloo. mënu leen a audit parce que bu leen auditer dana leen jàpp te Macky Sall dafa parewut pour jàppoo ak nitam. même Air Sénégal bi itam ñi ko yore mën nañoo liggéey mais dañ leen doon livrer pour ñu liggéey am indépendance pour liggéeyee seen indépendance. loolu mënut a nekk di sëñ bi. buñ ko defee rek mu baax buñ leen mayee seen indépendance ñu liggéey seen indépendance rek lépp baax. d'accord jërëjëf merci beaucoup. waaw Grand Texe ma bàyyi la nga daanal kon. waaw mooy loolu rek en fait j'invite les autorités sénégalaises à veiller à ce que ñi nga xam ni ñoom ñoo yore la gestion des opérations de la compagnie. ñu nekk ñu compétent. buñ leen fa teg parce que dañoo bokk ci ñoom buñ leen fa teg parce que seen mbokk lañu buñ leen fa teg parce que leneen je pense que sénégalais yi ils ont besoin de cette compagnie là sénégalais yi de la diaspora ils en ont vraiment besoin mais li may wax le peuple sénégalais les membres de la diaspora fexe leen rek gis nga soo doxaanee soxna soo bëgg ak lu ma la mere fexeel neexal ko rek ba jàpp ko jàpp ci rek jàpp leen ci quoi. jeex na jàpp leen ci. donc loolu laa leen di tàggoo maa ngi leen di ñaanal jàmm wa salaam. merci beaucoup Grand Texe comme ni mu koy defee toujours muy lu am solo madame Faye Bill Dess wa tey rajo Sunu Afrique def ñu rek lu dul bëgg leen joxal ba tey.